am na solo yal na ko yàlla defal jàmm loolu la suñu coach Mouhamed Ali wax mais coach dañuy taxawaat ba léegi si làmb ji nga xamante ni te war na am mois de février bi ñu jëm diggante Gouye Gui la ak kii di Reug Reug dem ba seetaan nga leen fee nga xamante ni mooy TFM gis ngeen ñoom ñaar seen état de forme gis nga leen ñoom ñaar waxtaan nañu xas-xasloon nañu bataille psychologique bi gis nga ko commencé na dérouler en ce moment tey loo ma mën wax si ñaari mbër yooyu seen forme en tant que préparateur physique. bon xam nga nag combat boobu yaakaar naa ni dina nekk combat bu neex parce que li tax muy nekk combat bu neex mooy ñaari mbër yi tey kenn ku ci nekk làmb jooju dafa am lu mu la jaral. Reug Reug déjà du nit koo xamante ni tey ku ñuy présenté la. yàgg naa fëgg bunt yi. waaw yàgg naa fëgg bunt yi yàlla def ko avant peut-être que ni tey muy fees nii ci lutte avec frappe. vraiment bay na wàllam ci tool bi mooy que ni tey lutte simple bi. dafa marqué empreinte am ba tey am na lu mu fa bàyyi du dëgg. donc tey ñëw ci lutte avec frappe bi nag di évoluer chaque combat muy évoluer tey mu am adversaire bu nekk Gouye Gui li ci neex moom mooy tey dafa am adversaire boo xamante ni ku naqaree defal la. mooy Gouye Gui maa ngi lay nuyu de passage di la ziar bu baax parce que Gouye Gui des fois nit ñi dañ koy sous-estimer wala dama naan des fois nit ñi dañuy fàtte. xam nga tey dafa nekk ñaari mbër yoo xamante ni tey li tax seen combat boobu dana métti. mooy que ni liñ ci yaakaar xëy na ak li ciy am ça fait deux. loolu dañuy wax par rapport ak passé Gouye Gui ak tey jii ak Gouye Gui bu ko dara jaralee dara. tey il faut pas que fàtte ni xale bi te ñëpp tey. toog ay at kenn mënu ko daan Ama Baldé gis ngeen takkusaan bi ko Gouye Gui tëggal fii bëreel na ko ba mu jeex mu daan ko te bàkki leen te nag aussi beneen bi tamit dafa am mooy Reug Reug li muy bëre jàppanteeg yooyu bokk na ci fooru Gouye Gui waaw bu Gouye Gui il faut pas que nit ñi fàtte ni tey Gouye Gui wax dëgg yàlla jàppanteeg moom ñi ko ci def ñëpp ci ay jafe-jafe lañ ci jëlee. mais daal lu ma jaaxal coach. waxal Reug Reug nee na ko de mën naa la may nga jàpp. waaw loolu kay comme ni mu ko wax rek xam nga nag loolu c'est tout à fait Reug Reug xam nga Reug Reug yàlla def na c'est un champion et puis un champion nag des fois dafay nekk koo xamante ni tey aussi il s'exprime parce que lu tax wóolu na boppam wóolu na nag li muy def du dëgg mais il faut jamais sous-estimer ton adversaire il faut da nga koy respecter rek ba mu jeex tàkk àdduna des fois ñi ngi sous-estimer ñoom ñoo lay toroxal parce que nit koo xam ne yow daf lay leer nañ ne la ëppoo ko doole ñaari yoon bëgg ko sous-estimer ma ne ko attention Reug Reug mais ce qui est sûr et certain mooy je sais que ni Gouye Gui combat bi jaral na ko lu nekk en dehors de loolu nag boo ko doon dégg muy wax ci ginnaaw mooy que ni tamit dina ñëw dana xeex dana bëri xam nga d'habitude Gouye Gui ci ay waxam am na yenn yoo xam ne daa ko dëgg mais bii nii boo ko déggee da ngay xamante ni kii dafa décider waaw dafa décider parce que day ñëw xeex nag day ñëw bëri mais nag loolu lañ ci soxla kenn ku ci nekk xas et puis le jour J kenn ku ci ñëw nag yàlla defal leen jàmm ak salaam mais tey jii damay ñaanal nag Gouye Gui parce que waaw sama fils la yàlla defal jàmm yàlla may ko ndamam ci kaw Reug Reug. noonu ñu gisee ñoom ñaar seen état de physique. non bien wax dëgg yàlla physiquement Reug Reug il a toujours été à la hauteur donc du coup moom gis nañ ko ni c'est un athlète c'est un compétiteur donc pour te dire que ni fa mu ne woon jógu fa ñu gis ni aussi Gouye Gui bu ko combat jaralee yenn yi aussi da ngeen koy gis dina ci def ay efforts yoo xamante ni macha allah parce que là boo gisee Gouye Gui da ngay xam ni il s'est transformé te comment il s'est transformé moo li wan ni mi ngi liggéey bu metti sax mooy xam parce que xam na ni combat la boo xam ni ça va être très physique te aussi il faut nga am kàttan il faut que tu sois un athlète il faut que tu sois vrai très tonique pour mën a résister ki nga xamante ni tey moom mooy Reug Reug moo tax il faut faire attention ci combat bi yaakaar naa ni peut-être que ni nit ñi mën nañ cee gis lu leen bett loolu sax quoi. daañu xeex ñoom ñaar. bañ a xeex il faut que ñu xeex. avantage yu kan la xeex bi. xeex bi moi je dirais 50-50 ki ko ci gën a bëgg nag làmb ji ki ko ci gën a bëgg ça tournera à son avantage tey mën naa ne légèrement favori dans ce sens là parce que Gouye Gui bokk na ci li nga xam ni décidé na pour def ko ñëw xeex dëggal boppam xeex parce que xam na ni day xeex mais lépp ci bëri lay mujjee mais te xam na ni day xeex donc nag boo ko gisee ci dégg-dégg ci mu doon waxee ci commencement bi wala pour wàll ni xam naa ni
tey jii ci li muy liggéey xeex bi bëri na ci lool. waaw kon kooku xam nga ni kooku boo ko xaaree li naan rek dañ ko xaar ci mbàccum gerte ça veut dire que ni tey dafay mel ni tànk ci soow mi di naan. léegi diggante ñaari camp yi combat bi ban importance la am si ñoom fan lañ la war a mën yóbbu ak tey ku si daanu tey fan la war làmb mën séntuwaat. bon rien de spécial nag gis nga làmb jooju dafay neex trop mais li ci am moom mooy tey ñaari mbër yi kenn ku ci nekk boo jógee fii di nga évoluer mooy guy gi bon yàgg naa évoluer ci làmb mais tey guy gi c'est une manière aussi de faire comprendre comme quoi que ni nag sama rakk nga mais coow li muy bare bale rek dinaa la teg sa place mais tey bu yàlla defoon tamit rek daal di daan guy gi ñu ne kii ba mu déparé ba léegi mi ngi évoluer wax dëgg yàlla tey nag par contre tey il va encore évoluer plus parce que adversaire yoo xam ne tey mënu ci woon jot peut-être que ni dina jàkkaarloog ñoom làmbam dina gën a ubbeeku waaw da koy tëjël dina gën a ubbeeku nag loolu moom mooy nag charme combat bi parce que toujours nag grand contre petit ci làmb dafay neex grand contre petit moom mooy tax ni li nga xamante ne suspense na lii dina am kii dina daan kii du daan combat jànq la tey làmb ci boppam nag moom moo ko soxla ba nga xamante ni tey wax dëgg yàlla combat yi fii ñëw yëpp combat jànq lay doon mu nekk ay combat yoo xam ne vraiment c'est intéressant combat jànq lay doon mu nekk ay combat intéressant le 27 février aussi waa Rent DK coach tëgg nañ combat bu am solo diggante Mbaye Gouy Gui la ak Zarko mu nar a nekk combat bu nar a neex si diggante ñaari xale yi nga xamante ni Mbaye Gouy Gui dafa am fu mu jóge war am fu mu dem Zarko gëjoon si làmb contre diggante ma kii di Siteu la gëjoon si làmb tey mu war ñëw war relever waat défi tey combat boobu lu ma si war a mën a wax. combat boobu dina neex bon loolu moom maa la ko wax parce que xam nga lu tax combat boobu di neex d'abord maa ngi nuyu la famille Rent DKR samay xarit lañu samay fils lañu c'est la famille Alain vraiment nekk sama doomu ndey ñoo nekkandoo France nit ku baax nit ku amul benn xaar ma yàlla tey doomu ndeyam Jimbo vraiment moom mention spéciale te wax dëgg yàlla bi ma nekkee Dakar ba léegi taxawu petit frère la fi taxawoo wax dëgg yàlla saa su ma ko xëyee nag dina ma woo waa grand na nga def ça va mbaa yaa ngi jàmm ça va mbaa soxla woo dara vraiment je le remercie beaucoup Pape Sarr aussi vraiment kenn demul mu des yàlla xam ne nit boo ko fréquenté wul nag mënoo ko xam waaw mais tey nekk nit koo xamante ni tey comme li ñuy wax rek il a tourné sa veste ça veut dire que ni avant am na ci lu ñu ko xamoon ci coow bërti mais léegi tey Pape Sarr dafa nekk beneen nit boo xamante ni tey sol vestu lan jàmm ak salaam am yitte ci nit ñi lépp loo xam ne tey luy doxal làmb la luy développer làmb la parce que tey promoteur ma di ci dox di wax fexe li nga xamante ni tey moom mooy boole nit ñi waaw day boole léegi ci biir làmb sax coow day am sax nga gis ay gars yi taxaw leen quoi que ce soit muy calmer nit ñi loolu nag dalay wan ni rek nit ku baax la et dans la vie il est jamais trop tard am na mën nga am yenn melokaan yi mais nga dem ba ci biir xamante ni loolu xaaruñu ko ci yow nga changé dem doxi ci leneen dem defi ci leneen tey loolu la Pape Sarr yëpp ñu koy rafetlu loolu vraiment nit ku baax ñooñu bu ñu tëggee journée xam nga lu tax muy neex avant tout c'est des amateurs non dafa bëgg làmb c'est comme jamaïcain c'est comme jamaïcain l'enfant terrible de la Sénégambie bu tëggee làmb day neex doy waar non xam nga lu tax muy doy waar ba mu nekkee lu ndaw ba léegi amateur la Assane Ndiaye xool production kenn demu des ñooñu day neex Fallou Ndiaye dañu xam mbëri xam ni nga xamante ni kenn xamu leen mooy xale yu ndaw yi parce que tey ji ñooy neexal àll soxla xam nga li tax ma ne la combat wu Mbaye Gouy Gui ak Zarko day neex parce que journée Rent DKR bi passé maa ngi fa woon vraiment journée bu neex avec une très bonne ambiance xale yi ñëw neexal ko bëre mu neex mais nag face à face su Gouy Gui ak Zarko foofu la woon nag mais keroog tàngal nañu. non keroog moom wax dëgg yàlla foofu moom saxaar seeg. lépp jóg pompier dañoo tiit ba ñëw yaakaaroon ni lakk dafay am te fekk du dara. y a beaucoup de piment. loolu saf-sap gars yi naan saf-sap te boo loolu boo gisee Zarko égal à lui-même wax dëgg yàlla ñëw nag mel ni benn ñebbe ci benn cën mënul sax toog benn place parce que bi mu gisee Mbaye Gouy Gui amul jàmm. non booy bii Mbaye Gouy Gui nag toujours égal à lui-même nga gis ko wàcc mën la xam nga li tax som combat boobu neex xam charme rek la waaw xale ak mag la waa kii da koy wan ni yow man duma sa morom te naa la wan kii ne ko man maay xale bi tey yow moom bu soobee yàlla bis bu dara desee lu dul arbitre bi tëj gaal bi yow moom il faut que ma defal la affaire xam nga nag tey moo lay wan ni combat boobu dina neex parce que dañu tolloo kii nekk mag kii nekk xale donc
tey jii bu dul dara sax dans le respect ñoom ñaar nga gis leen ñu ñëw animé ko mu neex trop wax jaay yu foofu fecc xabar yi loolooy làmb te loolu li ko indi moom mooy rek ay amateur ñoo tëgg làmb donc journée boobu déjà ça s'annonce très 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 bien xam naa ni nag bu promotion yi commencé gars yi wax mbëri tamit dinañ gën a wane seen bopp parce que ñoom ñaar ñëpp duñu kuy yàq làmb waa làmb ji dina neex loolu macha allah kooku moom yàlla nañ ci yàlla def jàmm que le meilleur gagne parce que xam nañ ni làmbu amateur lay doon que le meilleur gagne. que le meilleur gagne. tey coach mënuñu ñëw ba dem te duñ la laaj fi ñu fekk ñoo fi nekkal bu ma juumul yaa ngi fekk sa ay famille sa yaay wala sa papa tey ñooñu bëgg naa aussi tamit nga leeral askan bi yaa ngi nekk ak ñoom ba léegi wala nekkootoo ak ñoom. c'est vrai xam nga yàlla def na fii suma kër la. yàlla ko def parce que biñ koy sanc sama yaay laa sancaloon fii moom laa tabaxaloon fii mu dëkk fi xam nga sama yaay dafa dëkk ci kër gi 1 an jour pour jour mu daal di wàññeeku 2006 la sama yaay wàññeeku nekk nit ku baax xam nga peut-être que ni tey li may def ci koñ bi sax mën naa laa wax ni li ci ëpp ci moom la parce que tey sama yaay bi mu ñëwee sanc fii kër gi fii li ay chantier rek a fi nekkoon mais comme moom moo fi nekkoon moom ak sama mag bu jigéen bi ñu naan ko Maram Ndiaye ak sama benn rakk aussi Badara ak doomam Wali Ndiaye nekk sama jarbaat nekk fii ci kër gi sama yaay da daan bu xëyee bu toggee añ parce que sama sœur bi liggéey kenn du fi nekk mais bu toggee chantier yi fi nekk ku fi nekk day dem pour te dire que ni yóbbul leen bool pour wan la ne nit la koo xam ne foo ko musaan fekk rek dafa fonk ay dëkkandoom te lépp ku mu gis waxambaane peut-être nekk amoo foo nekk sax peut-être dina leen a kaay ci kër gi wala boo heure jotee mu xool li nga xamante ni peut-être que añuñu wala liggéey moo leen fi indi mu tibbal leen ñu añ waaw kooku nag xam nga sant yàlla di ko ñaanal rek fi mu nekk gënal ko fi mu jógee mais nit la koo xam ni ba léegi suñu xel day nekk ci moom parce que bu ma nee salaamaaleykum fii rek sa pour dire que ni sama xel yëpp day nekkaat ci moom nekk nag nit ku baax koo xamante ni mosuñu seetaan ci suñu àdduna sama papa aussi noonu yàlla def na moom it bi mu wàññee ko léegi def na 2 at moom it yàlla na ko yàlla yaram te yeexe ko mais waa doom tey sa waajur teel dëddu bàyyi la fi rawatina yaay parce que ku nekk xam ni amour bi nga xamante ni am na si diggante yaay ak doom tey looy regretter sa àddina li nga xamante ni bëggoon nga ko gën defal sa yaay te moment bi defaloo ko te yaa ngi toog moment bi am nga loolu war ko mën defal te gisoo ko. xam nga regretter sax amul nag dara loo xam ne tey lu ñuy regretter la ci loolu parce que ci taxawaay parce que man ku ma xam ne man ko mës a fonk sama yaay la sama yaay mësuma ko yemaleeg dara ci àdduna te lu ma am bokk naa ko ak moom man sama xaalis sama yaay moo ko doon denc sama yaay moo doon denc sama xaalis sama lépp sama yaay moo ko doon denc pour te dire que ni sama yaay nekkoon na nit koo xamante ni tey bi ñu tolloo ci luyaas maa doon fay luwaay yi ma doon fay dama daan fay 6 mois par 6 mois ou par 1 an pour wax la ni pour que ni aussi mu mën a nekk ci jàmm kenn bañ ko déranger ci dara du dëgg am naa samay sœur ngi fi pour te dire que ni nag en dehors de loolu xaalisam de tous les jours am naa sama benn sœur boo xam ne sama rakk la ñu naan ko aussi Ndey Fatou moom lu mu bon daan naa bàyyi toujours une réserve de 300 000 francs wala 400 000 francs na ko téye ko rek au cas où que maire bi soxla ordonnance ni quoi que ce soit pour moom du dëgg donc loolu sant yàlla la parce que mbébét la woon loo xamante ni tey jii yéene la bu ma amoon ci sama yaay aussi doon ko dox doon ko wax mais yàlla def nag mu wàññeeku amul dara nag lu ñuy regretter parce que taxawaay ba ñu waroon taxaw nañ ko ba wax dëgg yàlla xolam dafa mës a sedd ci man te sama yaay musul wax ma teg ci baat diggante ba may nekk xale ba may nekk mag musul wax ma teg ci baat pour wax la ni nag am kilifa ci àdduna dafa baax moo taxit ñi nga xam ne am nañ kilifa te fonk ñu leen erreur passé wul loolu. ban année dong ñu mën fàttali si moom li nga xamante ni mën nga ko xalaat en tant que yow sa xol tooy ban année dong ñu mën fàttali si moom li nga xamante ni boo xalaatee rek sa xol li may fàttaliku rek mooy loo xam ni ba barki démb rek maa ngi ciy waxtaan ak sama grande sœur parce que sama grande sœur dama yëkkati 100 000 francs ma jox ko ñu toogaat ba ci kanam tuuti mais génn mu ne ma waaw man de may doomu jeena ba baax yorawaat foofu weccet ma dem jënd lii ma ree ma ne ko nag billaay yow yaay doomu jeena ba baax parce que li tax maa ko yaay doomu jeena ba baax sama yaay
dama mës a ñëw yëkkati 500000 jox ko bi ma ñëwee yëkkati 500000 jox ko avant may génn kër gi ñu añ ba pare avant may génn kër gi mu taxaw ju bunt comme d'habitude ma waa Ndiaye yoroo foofu lu ma jëndee guro ñëpp xaqataay ree ba daanu ci su ma ni ko waaye yow tamit yaay mag la jox léegi 500000 jënd guro et puis gi yëkkatiwaat 1000 francs jox ko pour wax la dafa nekk loo xam ne nag dañuy topp ba keroog ñuy dee parce que lu ñu am rek ñoo koy xalaat te tey yàlla def na aussi sama grande sœur nekk nit koo xam ne aussi taxaw na sama yaay aussi ba mu dëddaatu na tey moom moo toog place u maire bi vraiment aussi nekk nit ku baax toog dajale njaboot gi et puis fonk rakkam lool sax te wax dëgg yàlla buggul dara nag lu ma metti te nag lépp lu mu bëgg suba ba ngoon mi ngi fi donc di ko xoolee maire bi loolu sant yàlla la di ñaanal nag mag ñi yàlla na leen yàlla may wér tegal leen fi bàyyi di wax xale yi wax dëgg yàlla de man de li ma leen di digal mooy ku ci am yaay fonk ko ku ci am bàyyi fonk ko parce que seen ni ñaan du loo xamante ni li ñuy war a ci àll man nag kilifa yi nag dañuy yee nit ñi waaye dafay mel ni nit ñi dañu nangoo yeewu ko parce que foo demee ci ñi nga xam ne ñoom lañ gën a yaakaar ci réew mi liñ lay njëkk a wax mooy mbaa say kilifa ñaanañ nañ la xam nga mbàkke yi wala sëriñ koo fi ñëw ne ko damaa bëgg jébbal damaa bëgg ñaan mu leen na est-ce que say waajur ñaanal nañ la wala boo indee xaalis ñu la dema jox ko say waajur xam nga ni ñooñu xam nañu importance yi fonk ay waajur lan la donc xale yi nañu delloo si waat xel yi te fonk seen waajur yi parce que loolu lu am solo la vraiment ku ko ci dul defi tamit yaa ngi erreur bëgguñu nag kenn di nekk ci erreur li ñuy def mooy rek di ko wax di ko digal xale yi ne nañ fonk seen waajur yi parce que loolu c'est important nañu fonk seen waajur yi Moussa fa laay jaaree naan l'émission tire à sa fin li duuf si nag li xajul si cin li dañuy jox coach rek mu def li nga xamante ni mooy dernier moom si émission bi tàggatoo wax li mu bëgg a wax aussi tamit ñu tàggatoo ak yéen ba beneen yoon si beneen numéro rek ñu waxtaanee ko gars yi. dañuy def nag lu dul di remercier les amis. diaspora bi. xam nga boo nee diaspora bi rek sa xel dina dem ci Alain Rent DKR. Toldo voilà l'enfant terrible de Pikine wax dëgg yàlla aussi di nit ku baax ki di naan boo yokkul da ngaa wàññi te Toldo tey taxawaayam ci làmb bokk na ci ñi nga xamante ni li ñuy def ak li ñuy wax pour luy développer làmb la et loolu vraiment c'est vraiment une très bonne chose Toumani Sopulardo wax dëgg yàlla aussi koo xamante ni aussi ci lu rafet rek lay dox Cheikhouna Sy bu Lutte TV aussi du dëgg Billy Ndiaga Mbaye borom Espagne yàlla def aussi ñu nekk ay nit ñu baax xam ne nekk ci diaspora bi ba pare social ça veut dire que ni tey fépp foo xam ne secteur boo xam ne gis nañ fi mu am problème rek wax dëgg yàlla ñu sol seen ñu yebal seen ay ndaw dajale li ñu am dem jox ko ñooñu lañ leen def ñaan jàmm li ñuy uti aussi mu yomb leen wax dëgg yàlla defal ñu jàmm ak salaam bu dul dara c'est nous dans nous et puis yéen aussi di leen encourager parce que tey yàlla def na ay liggéeykat ngeen fu ñu leen fekk yéen a ngi sol seen dàll di gëstul loo xamante ni askan beeg amateurs yi loo xamante ni wax dëgg yàlla dina leen mën a jariñ loo xamante ni seen xel leeru ci woon ñu gën ko leeral loo xamante ni dina tax aussi ci journée yi am tamit gën a neex mais loolu sant yàlla la quoi yàlla na yàlla defal jàmm amiin yàlla defal jàmm ñu bokk coach dañoon amoon mbégte rek mbokk yi ak contentement partagé ak moom nit ku ëmb nit ku ñàkki ñaan nee naa la mbokk yi nit ki mënoo ko xam fii ak nekkoo ak moom wala fii ak waxoo ak moom mu wax nga wax ngay doog a xam kooku mooy kan di seddal àddina wala di seddal Sénégal Mouhamed Ali nit ku baax la nit ku gentil la te ñëpp la bëgg yàlla na ko yàlla defal jàmm ba lépp li nga xamante ni bëgg na ko rek yàlla suñu borom defal ko waaye léegi dafa waxu ju am solo maanaam liggéey ku si mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Cissé mi ngi si Macky Sall moom la bëgg te moom lay àndal yor entreprise am di ETM di liggéey bu am solo di débloquer ay moyens waaye di jàppale jeunesse bi di jàppale ay mbokkam rawatina dëkk ba nga xam ne ni fa la dëkk di Dagana di leen jàppale lépp lu mu am bokk ak ñoom kon genre yu mel noonu la ñu soxla président genre yu mel noonu la ñu soxla nga indi leen ki si mel ni Mouhamadoul Makhtar Cissé ex ministre d'énergie ku mel ni kooku liggéeykat la jàmbaar la bi mu nekkee Senelec ku nekk gis na liggéey bu am solo bi nga xamante ni daan na ko def ñooñu la ñu soxla nga indiwaat leen si gouvernement bi ak yeneen yi nga xamante ni comme ni nga ko waxee léegi ay liggéeykat nañu nga indi leen si gouvernement bi ñu liggéey ak yow ndax yow jàmbaar nga ndax bi nga ñëwee ba léegi yaakaar naa dangaa yokk waaye wàññiwoo ku gis stade yi nga xamante ni defal nga ñu ko kon yaakaar naa war nañ la mën delloo njukkal te war nañ la mën gërëm rawatina terre bi nga xamante ni def nga ko kon dañu lay waxaat rek nga gën a yokkaat affaire yi gën a yokkaat ñi nga xamante ni ñu su dëgg te bàyyi ñi nga xamante ni ay caaxaankat nañu ñëwuñu fi li dul di la nax wala di la wax li nga xam ne gëmuñu ko kon maa ngi nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Cissé di nuyu soxnam Kaltom Gueye di nuyu Moussa Fall sama caméraman Ndeye Fatou di la bëggee di nuyu sëñ Modou Kara di bëggee képp ki nga xamante ne mbokk yi yéen nga amoon ak contentement ak mbégte ak plaisir di ma seetaan mag Mouhamed Ali ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom yàlla defal leen jàmm
ba beneen si beneen numéro ñu waxtaanee ko mbokk yi fu mu dal baax na jaay ngeen jëf. am na solo yal na ko yàlla defal jàmm loolu la suñu coach Mouhamed Ali wax.